Bonsoir tout le monde. Joyeux Noël à tous les amis, à tous les followers de Marketing TV Monde. Joyeux Noël les amis. On va faire un live spécial Noël. Marie-Noël, joyeux Noël. Marie-Noël Sen. ISN Kies. Simon Diouf. Michel le maire, joyeux Noël. Babama revient en force en cette fin d'année. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Et aujourd'hui, je continue mon live sur la valorisation des produits sénégalais, sur la valorisation des produits locaux. Étiquetage, emballage, design. Aujourd'hui, je vais parler d'autorisation FRA, mais toujours en langue locale. En langue locale, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette année 2020. Malheureusement, je n'ai pas la liste sous mes yeux, elle est longue. Elle doit faire plus de 200 personnes dans les différents domaines de la gestion, en logistique, en banque, en finance, en droit, en marketing surtout. Je remercie Abdoulaye Mbao pour son excellent live de tout à l'heure, de même que Dr Mor Gassama. Et je crois que le live de Michel Gassama doit être traduit en Wolof pour que les gens sachent comment faire pour combattre le chômage au Sénégal. Il a donné des pistes. Je crois que je vais l'inviter sur le plateau pour qu'on le refasse en Wolof cette fois-ci. Je remercie également tous les jeunes entrepreneurs qui nous ont accompagnés pendant cette année 2020 avec d'excellents lives, des coachs. Je vais revenir avec la liste pour remercier tout le monde. Je remercie également ceux qui sont à l'international, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en République de Guinée, pour ne pas dire Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Mali. Également en Afrique du Sud, au Zimbabwe même, on a fait des lives depuis le Zimbabwe, au Gabon, au Congo. Je remercie vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette année. Je remercie également ceux qui ont voulu nous accompagner mais qui n'ont pas pu. Il y a des gens qui croyaient que c'était payant. Ils ont demandé à être payés. J'ai dit non, on ne paye pas, c'est gratuit. Tout est gratuit sur Marketing TV. Même les marques que vous voyez, les packaging que nous utilisons, personne ne nous paye. C'est gratuit. Jusqu'à ce qu'on change bien sûr le business model. Mais jusqu'à présent, c'est gratuit. Voilà. On ne cherche rien en retour. Si vous croyez qu'on gagne de l'argent, nada. C'est gratuit. C'est une option. C'est une façon de participer au développement de notre cher Sénégal, de notre chère Afrique. C'est pourquoi on fait participer tout le monde. Merci à Mohamed Moutabakan pour la présence et la constance. Je crois qu'il va revenir en force bientôt. Il est très occupé ces derniers jours. Vous comprenez, les consultants sont trop occupés ces dernières années. Ces derniers mois, à cause de, bien sûr, des activités de fin d'année. Ils sont trop pris, on les comprend. Ils vont revenir. Moi aussi, je vais revenir avec mes lives du mardi, ou bien mes lives du jeudi. Et aujourd'hui, je vais terminer le live que j'avais entamé hier. Je souhaite, au nom de toute l'équipe de Marketing TV Monde, un joyeux Noël à toutes et à tous. Voilà.
Je ne vais pas faire de distinguo entre musulmans, chrétiens et autres. Joyeux Noël à toutes et à tous. Voilà. Joyeux Noël à notre maire préféré, M. Simon Diouf, le maire des marketeurs. J'ai pris qu'il soit le plus rapidement nommé ministre pour qu'on soit promis nous aussi. Peut-être conseiller spécial du ministre Simon Diouf, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, merci à toute l'équipe de Marketing TV et à tous ceux qui nous accompagnent. Et je rappelle qu'ils le font gratuitement. Gratuitement. Voilà. Rien n'est payant ici. Et nous avons waxtaane ci li ñu naan autorisation Fra, mais balaa may door rek ñu ñaanal Noëlu jàmm ak salaam mbooleem waa àdduna yaakaar naa ne nekk fii naan surtout Sénégal ni mu bindoo nga xam ne bu chrétiens yi xewlee musulmans yi jàpp ci bu musulmans yi jàppee bu musulmans yi xewlee chrétiens yi jàpp ci nañ souhaité ñëpp rek joyeux anniversaire fi moom jàmm fi xaj daal leneen xaju fi di ñaan yàlla tàppe xol yi comme ni ko daan waxee suñu maam si Abdou Aziz Sy Al Amin yàlla na yàlla la ko yokk leeram. kon tey ñu war a waxtaane ci li naan autorisation Fra di ñaan képp koo xamante ni bii da nga am laaj boo bëgg a laaj bismillah laaj bi ñu ngi lay déglu. Voilà, Baba man namoon na trop, ça fait longtemps que animé loñu, mais comme on dirait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Semaine bi passée commencé woon naa benn live boo xamante ne bii dama ci bëggoon a waxtaan ak yéen wala dama ci doon waxtaan ak yéen ci ñetti pàcc muy étiquette ak design. Étiquette ak packaging ak autorisation Fra jotoon naa faram fàcce lépp lu aju ci wàllum étiquette ak wàllum conditionnement ak wàllum packaging ak wàllum emballage si vous voulez waxoon naa leen na ne ñu yëngu ci wàllu marketing baatu conditionnement ak paquet ak emballage ñun dañ ko préféré baatu packaging la ñu ëpp lu ñuy utiliser waxtaan nañ ci njariñ yi packaging am ak mboolem xeetu matériaux yi nga xamante ni mën nañ ko utiliser pour emballer suñu produit fi ñu tolloon nag mooy ñu waxtaan ci wàllu autorisation Fra maa ngi gërëm produit ñu àndal muy produit yoo xamante ne bii société bu ñu wax Welli moo ko liggéey. Welli mi kat li muy def dafa mel ni neex na lool parce que lii lu am solo la ay jus ay produits locaux lay transformé lii buy la bii bisaab la bi ci njeer la produit yëpp nag am nañ autorisation Fra bi nga xamante ne bi tey moom lañ fas yéene waxtaane bu ngeen xoolee autorisation Fra mi ngi nii 968/2018 Fra lii mooy seen autorisation Fra bi waxtaan léegi nan la ñuy def ba autorisation Fra seen autorisation Fra mi nii ma gërëm tamit waa Boursin ñoom ci wàllum dar kese la ñu yëngatu seen autorisation Fra mi ngi nii ñoom tamit ñu ngi fësal bu baax ne Sénégal lañ féete mi ngi ni drapeau Sénégal baa ngi di flotter ci kaw packaging lan mooy autorisation Fra ku ko bëgg nooy def boo ko bëggee ban dossier nga war a composé boo ci jotee kañ lay jeex ak yenn information yi ñoo war a nekk ci étiquette wala emballage produit bi loolu moo sabab suñu live bu tey bi bala ñu dugg nag ci wàllum autorisation Fra dama bëggoon ñu waxtaan ci ay baat yoo xamante ni day laaj ci aji liggéey ci liggéey xam bokk na ci baat yooyu bi ci nekk mooy date de fabrication
bis bi ñuy liggéey date de fabrication mooy bis bi ñu liggéey produit bi. Date de fabrication mooy bis bi nga xamante ne bi ci la produit bi méngoo yow miy liggéey ni nga ne noonu la war a mel. da nga ne jus de buy bi nii la war a mel nga teg sa paan di xooj xam nga ndox def sotti buy bi di yëngal fii ak buy bi melut ne ni nga ne nii la war a mel bu pare date de fabrication bi jotagul. Date de fabrication mooy date bi nga xamante ne ci la produit bi méngoo li nga ne noonu la war a mel. boo paree date de fabrication bi ci topp mooy date limite de consommation. Date limite de consommation mooy daye boo xamante ne bi bu fa produit bi àggee kenn waratu ko lekk kenn waratu koo jëfandikoo muy xar bi non muy mala wi muy nit ki. parce que maa ngi fàttali ne dinañ ñëwaat léegi autorisation Fra dañ ko jagleel képp koo xamante ne bii day jaay loo xamante ne bii nit ki da koy lekk wala mala bi di ko lekk. bu weesoo date de fabrication am na beneen date bu ñuy wax date limite d'utilisation optimale. Date limite d'utilisation optimale mooy date boo xamante ne bii bu fa produit bi xasee àgg yow mi koy jaay li nga ne woon moom la war a jariñ aji jëfandikoo ji bu ko jëfandikoo du ko jariñ. loolu mooy date limite d'utilisation optimale. Date boobu bu weesoo bu ca xasee àgg bu weesoo rek nit ki li nga ko digoon du ca jot bu ko lekkee daanaka li gën mooy bañ koo jëfandikoo sax moo gën. étiquette bi ñu ci dikkat étiquetage bi ñu dikkat waxoon nañ ko pare. bi ci topp mooy sell maanaam ay matuwaay la yooy jël ngir moytandiku lépp luy xeetoog wàllu feebar wala wàllu loo xamante ne bi day wàlle wala luy yàqu produit bi. cell boo ko bëggee ñett ngay sukkandiku. bi ci njëkk mooy ngay raxas di fomp ba mu set. bi ci topp mooy nga désinfecté ngir rey lépp loo xamante ne bii daa mën a lor doomu aadama te nekkul lu ñu gis lu mel ne ay microbe wala ay virus. bi ci topp mooy conservation di denc bu baax boo bëggee mu sell kon da ngay nettoyer di désinfecté te denc bu wér. bi ci topp mooy mucc ayib nag mooy loo xamante ne bi nit ki bu ko lekkee amul benn jàngoro boo xamante ne bi dina ko dikkal ci saase wala ëllëg loolu mooy lu mucc ayib. bi ci topp mooy set mooy loo xamante ne bii day nit ki bu ko jëfandikoo amul benn feebar boo xamante ne bii wala benn yàqute boo xamante ne bii mën na caa jóge. kon baat yooyu dama bëggoon ñu tekki ko laata ñu dugg ci li naan autorisation Fra. da ngay dégg courant la monsieur Seck Fra moom nu ñu def ban ko autorisation Fra day nekk loo xamante ne bii ndigal la luñ la jox ngir nga mën a liggéey wala nga mën a sopparñi wala nga mën a emballé bépp produit boo xam ne da nga koy jaay ngir nit ki di ko jëfandikoo wala mala bi di ko jëfandikoo. kon loolu mooy autorisation Fra dañ la jox autorisation dañ la jox ndigal jox la dogal nga mën a jaay wala nga mën a sopparñi transformé wala nga mën a emballé am ñoo di jël emballé dañuy jënd lait en poudre ñu def seen i mbuus emballé waat loolu dañuy emballé ñëpp dañuy soxla autorisation Fra. bu fekkee dañuy jaay produit boo xamante ni nit ki da koy jëfandikoo wala mala bi di ko jëfandikoo wala doomu aadama bi di ko jëfandikoo. autorisation Fra ministère du commerce moo koy joxe ci biir ministère du commerce dafa am naan direction du commerce intérieur moom lañ dénk wàllum autorisation Fra. ci biir direction du commerce intérieur boobee dafa am fu ñuy wax division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Division de la consommation et de la sécurité des consommateurs moom mooy joxe autorisation Fra. kon yow mi formuler demande autorisation Fra booy demander chef de division boobee nga adressé demande leen ci dikkaat ci kanam. autorisation Fra bi boo ko bëggee da ngay bind bataaxal bind lettre boo xam ne da nga koy yónnee chef de division bi ma la waxoon léegi. ci biir lettre boobee war nga caa leeral yu bëri war nga caa leeral sa tur yow noo tudd. est-ce que personne physique nga wala personne morale nga est-ce que société nga wala personne physique nga wax sa tur kon dafi sa adresse yow miy sàkku am autorisation Fra sa adresse fan la nekk fan ngay liggéey sa lieu de production fan la parce que mën nga nekk adresse Dakar mais di produire Sangalkam wala ngay produire Ndangalma kon da nga war a leeral fi ngay produire ci biir lettre bi ba nga ci bi def xeetu produit yi ngay jaay yow yan xeetu produit ngay liggéey produit yi tax yi sabab ngay formuler demande bi
bokk nañ tamit nga war def sa ban emballage nga utiliser waxoon nañ ne mën nañ utiliser emballage papier mën nañ utiliser emballage plastique nga wax xeetu emballage bi ngay utiliser boo waxee xeetu emballage bi ngay utiliser tamit wax sa xeetu conditionnement yi ngay defar da ngay def yu mag yu digg doomu wala yu ndaw kon loolu lépp da nga koy proposer ma baamtuwaat bu fekkee da ngay bind lettre bataaxal ngir sàkku am autorisation Fra ci biir lettre ba ngay bind di ko adressé chef de division boobu dañ ci war a def yow sa tur sa adresse fi ngay liggéeyee produit yi nga xamante ne bi moom ngay liggéey produit yi ngay ñaanal autorisation Fra war nga def sa xeetu emballage ak tamit conditionnement yi nga xamante ne bi moom ngay jaay loolu moom nekk ci biir lettre bi dafa am na lu ko war a accompagner lu mu war a àndal li mu war a àndal mooy war nga cee boole ñeenti échantillon produit bi ngay sàkku ñu may la ci Fra ñu jox la ci Fra ñeenti échantillon bu fekkee dama bëgg ñu defal ma bisaab bii nii damay joxe ñeenti échantillon bisaab bi xam nga nag kii day jaay bisaab di jaay buy di jaay jinjeer dafa war a bu fekkee dama bëgg ñetti autorisation Fra dafa war a joxe produit bu ne mu échantillon ngay ñëw saytu ko xool ba xam baax na wala baaxut ci ki ko war a jëfandikoo da ngay joxe sa ñeenti échantillon produit bi ngir ñu analyser ko ay laboratoire ñu koy naan dina dikkat laboratoire ci kanam dikkaat tamit ñaata ngeen di fay yéen ñi bëgg ñu defal leen ñu yéen ñi sàkku autorisation boo joxee boo wutee si ñeenti échantillon ba pare nga wut tamit maquette étiquette bi étiquette baa ngi nii étiquette baa ngi nii da ngay joxe maquette étiquette bi da ngay yóbbaale maquette étiquette mooy li tax nii da ngay yóbbaale maquette étiquette bi yóbbaale maquette étiquette bi yóbbaale tamit maquette wala échantillon emballage bi lii emballage da nga yóbbaale maquette étiquette bi ak emballage bi bu fekkente ne bii da nga am certificat d'analyse produit dafa am certificat d'analyse boole ko ci boo amee certificat d'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier excusez-moi na ci ànd donc certificat d'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier na ci ànd na nga ci boole say statut bu fekkee da nga am société bi dafa am ay statut na ci statut yu ànd bu fekkee tamit da nga am processus de fabrication nooy liggéey loolu tamit na nga ko leeral ci biir na ànd ci bagage yi nga xamante mooy ànd ak demande bi ma tënkaat bu fekkee da ngaa bëgg sàkku autorisation Fra ginnaaw boobu bindee bataaxal bi ba pare na nga ci boole sa ñeenti échantillon produit bi nga xamante da ngaa bëgg ñu defal la ci da ngaa bëgg ñu may la ci Fra boo jëlee ñeenti échantillon yooyu nga boole ci maquette étiquette bi ak maquette emballage nga boole ci certificat d'analyse produit bu fekkee am nga ko nga boole ci sa certificat d'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier nga boole ci say statut boole tamit sa process de fabrication loolu mooy li nga xamante ni mooy ànd ak lettre bi nga xamante ni moom ngay sàkkoo ñu may la autorisation Fra autorisation Fra foo koy déposer da nga koy déposer comme ni ma la ko waxoon léegi ci division de la consommation et de la sécurité des consommateurs division de la consommation et de la sécurité des consommateurs mi ngi nekk immeuble SCI nekk 54 avenue Pompidou Dakar seen téléphone mi ngi nekk 33 821 49 76 33 821 49 76 loolu mooy seen adresse ak seen numéro téléphone bu ngeen ci bëgg am yeneen yi leer léegi demande boobee demande mooy ñaan ku ñaan nag xam nga ne mën nañ laa may comme mën nañ laa bañ a may boo ñaanee yóbbu say échantillon ñoom dañuy xool échantillon yooyu nga déposé ak étiquette yi yóbbu nga sa étiquette yóbbu nga sa emballage dañ koy saytu xool ba xam étiquette yii est-ce que méngoo naa ak produit bi étiquette emballage bii est-ce que méngoo naa ak produit bi emballage bii est-ce que méngoo naa li nga xamante ni moom la yoon wax emballage bi est-ce que méngoo naa li nga xamante ni mooy lépp luy xeetu ci wàllu mention réglementaire est-ce que mi ngi ci bu fekkente ne bii néew ja dañ la ko jëloon sëñ bi jubbantal am na lu ci xaw a joyanti ko nga su boobaa bu ko defee nga ñëwaat bul fàtte ne yóbbuwoon nga ñeenti échantillon produit échantillon yi nga yóbbu ñoom soxlawuñ ko lépp ñu ko naanuñu ko dañ koy jël analyser ko xool ba xam baax na wala baaxul xool ba xam mucc na ay xool ba xam sell na xool ba xam set na loolu nag dafa am ay laboratoire yoo xamante ne bii
ministère bi moo leen agréé laboratoire yooyu ñooy def analyse yi résultat yi. bul fàtte ne yow tamit dangaa am barab booy liggéey sa barabu liggéeyukaay boobee waa division dinañ fa yónnee ay ndaw su ko defee ñu xool ba xam yow est-ce que sa barabu liggéeyukaay ba baax na wala baaxul. kon boo defee sa demande ba pare jàppal ne waa division de la consommation et de la sécurité des consommateurs dinañ fa yabal seeni ndaw ñu ñëw xool si ba xam sa barab ba est-ce que mel na mu war a mel, est-ce que méngoo naag liggéey loo xamante ni bi dafa jëm ci biiru nit ki wala biiru mala yi. ndaxte nag bëri na mala yoo xamante ni bi seenu ndawal bu paree ci biiru nit ñi la jëm si. loolu moo tax lépp lu nit di lekk ak lépp lu mala di lekk dañ koy saytu xool ba xam baax na wala baaxul. dañ ñëw inspecter seen logo. ñoom am nañ ay agent ci mbooleem Sénégal, ci ensemble territoire Sénégal yépp am nañ ci ay représentants. est-ce que yéen a may dégg? ku ci am ay laaj mën ngaa continuer sa laaj. léegi nag maa xamal leen ne nag ne boo déposé waxal naa ne mën nañ laa may mën nañ laa bañ a may. bu fekkente ni bi produit bi nga joxe fekkee produit bi nga joxe analyser nañ ko mu mucc ayib sell set lépp luy qualité microbiologique lépp luy qualité chimique méngoog norme yi nga xamante ni bi moom lañ teg, ñu xool étiquette bi xool emballage bi mu méngoog lépp loo xamante ni moom lañ yoon digle, ñu xool fa ngay liggéeyee mu sell set, ña lay liggéeyal respecté lépp luñ laaj maanaam ci wàllum norme lu jëm ci wàllu set ak sell ngir liggéey produit boo xam ne dañ koy lekk wala nit da koy lekk wala mala da koy lekk. su boobaa dina la may autorisation Fra. yéen a may dégg kon li fee produit bi méngoowut, produit bi daa war a baax, étiquette bi baax, emballage bi baax, fa nga koy liggéeyee jàpp. bu ñett yooyu dajee mën nañ laa may. bu lay may nag nii lay mel gis nga ko nii day am ñetti chiffre jiitu ab slash topp ji, ñeenti chiffre topp ñeenti chiffre jàpp na at mi la sax ak phrase toppal li bi ne FRA. noonu la autorisation Fra di mel. day am ñetti chiffre mi ngi nii day am ñetti chiffre am admis am FRA. gis nga ko noonu ñu noonu autorisation Fra. voilà noonu lay mel. waaw autorisation Fra est-ce que boo ko amee day jeex wala du jeex loolu tamit laaj la. autorisation Fra jàppale boo ko amee li feeg yaa ngi liggéey bi man nañ maa ne autorisation Fra pour nga liggéey daar keese. li feeg maa ngi liggéey sama daar keese gi autorisation Fra gi day valable. li feeg maa ngi liggéey sama liggéey bii nii autorisation Fra bi day valable ba pare damay yombalal sax bis bu ma waree jaay sama produit bi bitim réew damay yombalal li naan certificat d'origine ngir mën a jaay bitim réew. autorisation Fra day yombal loolu. autorisation Fra nag mën nañ koo nangu bu fekkee te man damaa dem ba ci digg sama produit bi commencé lor ay waaye jëfandiku yi. man produit bi ma joxoon baax na ma dem ba ci digg ni ñu dafay analyse wala am la xew ñu ne li nga produit seen diw baa ko waral, su boobaa man mën nañoo nangu sama autorisation Fra. waaw bu fekkente ne bi produit ba ma déposé woon méngoowul ak bi may jaay, maanaam man bi may jaay damaa ne produit bi lii ci war a nekk ci ak jinjeer lii war a nekk ci nangam wax ba mu leer, ma dem ba war a liggéey produit boo xamante ne bi méngoowut ak la ma joxe woon ba ñuy analyser, su boobaa it mën nañ koo nangu sama autorisation Fra tere ma jaay. est-ce que yéen a may dégg bépp soppi boo xamante ne bii am na ci formule produit bi, maanaam dama ne woon produit bi lii ci war a dem ma dem ba ci digg bi soppi ko,
su fekkee dama koo soppi damaa war a defaat beneen demande bu bees ci autorisation Fra bu amee benn soppeeku bu am ci produit bi rek damaa war a defaat beneen demande d'autorisation Fra est-ce que may dégg lépp loo xamante ni bi dama koo soppari ci wàllu étiquette baa ngi nii nii la mel ba ma koy déposé bépp soppi bu ma ci indi rek dama war a dem yëgal ko autorisation yëgal ko waa division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. étiquette bi emballage bi soppi ko gu ci am lii maa ngi koy emballé verre plastique jékki-jékki di ko emballé verre wala ma koy emballé weñ damaa dem war a yëgal ko waa division di leen indi naa ci benn soppi su ma soppee sama adresse dama leen ko war a yëgal su ma soppee fi ma doon liggéey maa ngi doon liggéeyee kër gu mag léegi maa ngi liggéey kër seex dama ko war a dem yëgal ko dama leen ko war a yëgal bu ma arrêté liggéey bi tamit dama leen ko war a yëgal bu fekkee dama ko jaay keneen wala ma bàyyi carrément liggéey bi loolu lépp dama ko war a dem yëgal ko ñi ma joxoon autorisation Fra waaye doo jël rek jaay kooko continuer wala nga tuxu ñu def wala nga sens embrayage bépp soppi boo xamante ni am na ci sa wàllu liggéey da nga ko war a yëgal ñi la jox autorisation Fra bi ñu xool ba xam yàlla na nga war a continuer wala da ngaa war a defaat wala da ngaa war a wutiwaat beneen wala nga ko war a nangu définitivement boo ko jaayee dama nga yëgle ko bu fekkee da ngaa bàyyi liggéey dama nga yëgle ko bu fekkee da ngaa soppi emballage wala nga soppi étiquette wala nga soppi formule wala nga indi conditionnement bees bépp changement boo def demal nga yëgal ko ña la mayoon autorisation Fra voilà noonu lay demee est-ce que leer na am nga sa autorisation Fra léegi nag waxoon naa leen ne laboratoire bi analyser sa échantillon yii nii ab laboratoire boo xamante ne ministère bi moo ko agréé loolu nag ministère bi di la ko fayal yow yaay dem fayal sa bopp la ngay fay nag laboratoire ba bu ne ak la mu lay facturé waaye jàppal ne fay gi mi ngi aju ci produit bi nu mel jàpp naa ne sama jàpp xaw ma dëgg laa ngeen analyse daal kese moo war a gën a yomb analyse jus kon lu produit bi gën a compliqué ca la fay ngay gën a seer ak aussi nature produit bi loolu lépp da ci aju kon loolu yow yaa koy fay loolu moo tax tey ci autorisation Fra lu muy jar question boobu daal nga jot a posé parce que laboratoire mooy facturé division ba facturé wu la ñoom seen lépp amul dara lu lay laaj amul dara loo xamante ne danga koy fay ci division de la consommation et de la sécurité des consommateurs laboratoire bay analyser produit yu moom ngay fay kooku nag mën ngaa fay bu fekkee da ngay avant ngay demandé booy demandé wala nga bàyyi bañ analyser la ba pare nga fay lu ci mën di xew bu fekkee da ngaa fay trésor di nga am quittance du trésor bu fekkee da ngaa fay laboratoire dina defal facture nga jot ci kenn mënu laa indil ay nduxum kenn du la sàcc ku ne la kaay fay ne ko na sama facture laboratoire nga war a fay noonu la mbir mi ci demee amul dërëm boo joxee ci division amu fa li ngay fay mi ngi ak ci fat da ngay dégg ko am na 25000 laay fay ki naan la 15000 mais jàppal ne laboratoire ba mooy facturé état bi laaju la dara voilà loolu mooy dëgg-dëgg coow léegi nag bëggoon naa leen jox tamit ay recommandation comme ni ñu koy waxee ci ay tegtal wala ay tegtal ngir garantir lépp luy xeetu set ak sell jëme ci wàllu produit recommandation yi ma leen di wax yi ma leen jox juróomi recommandation lañ bi ci njëkk mooy ay produits fini boo koy liggéey da ngay soxla say matières premières yooyu da ngeen ko denc bu baax a baax man dama war a liggéey jus de bouille damay dem àll bi di jënd bouille di stocké samay matières premières samay bidon yu vide fa ma koy denc naa ko denc foo xamante ne bii mucc na ay di ko ranger bu baax lu ne nekk fa mu war a mel lépp di set loolu mooy première recommandation. deuxième recommandation mooy yow ni ngay liggéeyee na méngoog norme lépp kuy liggéey wàllum lekk na nga respecté norme yooyu na nga respecté li ñu naan surtout produit yi nga xam ne dañ koy lekk nay set di sell fa ngay liggéey bi ci topp mooy set gi ak sell gi wax naa ne ba sonn ñi liggéey dañoo war di set ñi liggéey dañoo war a wér mënoo jaay produit boo xamante ne bi dañ koy lekk ca wéroo di sëqat say bakkan di sotteeku ngay wokkatu ngay xasanu loolu mu àndut ak liggéey produit bu ñuy lekk kii liggéey produit bu ñuy lekk dafa war a set li muy sol set muy raxas ay loxoom moom ci boppam ci mu wér bu weesoo loolu mooy matériel ba muy liggéey bu fekk daa yor ay kuddu wala mu yor ay gants wala mu yor ay li muy liggéey lépp
dafa war a set dañ koy saytu di ko setal ba ca topp mooy fa muy liggéeyee loolu moo sabab waa division de la consommation et de la sécurité des consommateurs di yabal ay nit fa ngeen di liggéey di xool ba xam baax na wala baaxul parce que yi da gis ko am day jaay lu ñuy lekk di ko def ci ay salle de bain loolu jékkut fa ñuy liggéey tamit dafa war a respecter normes yi dafa war a yaatu dafa war a am ndox mu doy ba pare tamit war a sori lépp loo xamante ne bii day waral jàngoro wala luy wàlle di dugg ci li nit ñi lekk wala ay virus wala yu demee noonu kon loolu ngeen bàyyi ci xel kon mooy matière première yi ngeen di utiliser ngir liggéey seen produit fini bi ci topp mooy ni ngeen di liggéey bi ci topp mooy ni liggéey bi ci topp mooy la ngeen di liggéey matériel ba ci topp mooy fa ngeen di liggéey tamit na yaatu set am ndox leer ci lépp loo xamante ni bi day lore ay wàllu gunóor ay wàllu sindax ay wàllu am na leneen unku yooyu yëpp na fa sori voilà loolu mooy sama première recommandation deuxième recommandation mi ngi dem ci wàllu étiquette bi étiquette bi ngeen di liggéey waxoon naa étiquette ma terminé foofu étiquette bii dafa am loo xamante ni ko cee war a gis li ci njëkk mooy nature produit bi lu mu doon produit baa ngi nii kii noix d'acajou la kii noix d'acajou la kii jus de ginger boo xoolee produit bi rek dangaa war a xam produit bi lu mu doon boo paree produit bi lan la ko composé composition produit bi waxoon nañu ko la fois passée c'est quelque chose d'important la composition doit figurer sur l'étiquette war nga wax produit bi lu mu doon boo paree lu mu doon wax li ko composé produit bi lan moo composé lan moo ci ne ci yan proportion la ci nekke boo paree yow mi nga xamante ne bi yaa koy liggéey noo tudd ak foo nekk dañuy soxla gis nga fii composition bi leer na détaillé nañu ne composition yi ne ci biir produit bi yépp ba mu leer mi ngi nii boo paree tamit wax nañ leen ngeen wax adresse seen adresse fan la xool adresse fii bon ñu ngeen wax adresse bi fu nekk kii Thiès la Mbour région de Thiès kii Ngaparou la nekk maa ngi nuyu sama xarit Idrissa Ba nekk Ngaparou mi ngi nekk kër Ngond route de Ngaparou Mbour région de Thiès def na seen numéro téléphone lépp kon loolu tamit dafa nekk loo xam ne daf ci war a nekk boo paree nga def ci poids bi wala volume bi kii mi ngi nekk 150 grammes net 150 grammes net mooy boole wuñ ci poids emballage bi kii mi ngi nekk 33 centilitres 33 centilitres mooy volume bi 150 grammes net mooy poids bi kon donc war nga ci def poids bi wala volume bi bu fekkee dafa marque def ci marque bi kii marque am Wéli la kii marque am Bour Sine la bu leen fàtte marque bi bu fekkente ne bii date de fabrication bi day nekk loo xam ne day baax ci consommateur bi tey boo xoolee lépp luy xeetu wàllu sardine tey jii produit halieutique de façon générale nit ñi dañ bëgg a soxla date de pêche bi tey rarement ngay jënd benn sardine ci supermarché ci grande surface ci duñu bindal date de pêche bi nga bind ci date de fabrication bi ak date d'expiration bi loolu tamit boo ko fàttee bi ci des nag mooy ginnaaw yow am nga autorisation Fra bi ñuy waxtaane am nga ko sa autorisation Fra def ko tamit ci étiquette bi ba koo gis xam ne ah sëñ bi kat am na autorisation Fra dina la yombal lu bëree bëri kon loolu mooy li mën a indiloon tey ci wàllum autorisation Fra bu leen nag def seen emballage bi lépp loo xamante ni bii day indi jiixi jaaxa ci bopp doomu aadama bi jiixi jaaxa ci xeetu produit bi lu mu doon jiixi jaaxa ci volume bi jiixi jaaxa ci poids bi jiixi jaaxa ci qualité yi produit bi war a am loolu dinañ ko dindi ak bu fekkente ne bii maanaam lépp loo xam ne wàllu faj la luy faj dafa am ñu ko jagleel produit pharmaceutique ñoo ko moom jaay sa dar kese naan day yeesal deret ak day weexali bët loolu kenn santu la ko loolu laaj na ko fii loolu jërë mën a étiquette yi kon mi ngi noonu loolu moo nekkoon suñu waxtaan tey ci wàllum autorisation Fra képp ku ci am ab laaj booy laaj ñu ngi lay déglu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi di leen ñaanal encore joyeux Noël mu ko wax am na ay laaj waaw laaj de moom amu ci moom
kon gars yi maa ngi leen di jig daje suba suñu rakk Matar Amasigna dina ñëw pour def benn émission ci wàllum service après vente suba inshallah Matar Amasigna mooy ñëw dimanche Amadou Bamba Gueye dina ñëw inshallah maa ngi gërëm ñëpp di leen ci daje xam naa 2021 bu fekkee mën nañu fi beneen live bi inshallah dinañ ñëwaat ànd ko yéen waa salaam merci à vous et à toutes et à tous jërë ngeen jëf